jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaar tisbaar gi bi ci gën a fës dañ am yéene faram fàcce ko àdduna wërngal këpp di yendoo màggal tey ji ci alxames ji yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars bëccëg bi nga xam moom lañ jégal wàllu ndox li ko dalee Ndakaaru ba jàpp Ziguinchor askan wa ña nga gàddu seeni paan gàddu seeni xottu bidon du ut ndox ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi tiitaangeeg njàqare tàbbe ci Sénégal gannaaw ba nga xam ne ni mëntuñu toog benn wala ñaari fan yi ñuy déggul na ñu naan ci gox sàngam sàcc nañ fa ab xale léeg-léeg ñu leen di rey nag ci anam bu ñaaw lool ñu bare nag yëkkati seen i kàddu daal di joxoñ ab baaraamu tuma politicien ne luy njiig njaaga ñooma ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Jëmm Mbay jidda caare kaw ca Pikine di doon tey ci ngoonu tey jilee sële bi yoonu opposition bi ak meeting bu mag moom lañ fay amal ëllëg ci àllal juma ji ñu fas yéene amal ab toogandaay ñaxtu ci buntu ministère de l'intérieur la ñuy sàkku bokk na ci Aly Ngouille Ndiaye abal leen teg ci coppite yi njiité réew Macky Sall bëgg indi ci ndeyu atte réew mi du jàll ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi àdduna wërngal këpp kon di yendoo magal tey ji ci alxames ji yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars bëccëg bi nga xam ne nii moom la ñuy jagleel wàllu ndox askan nag wa dëkkee fële ci Mbët di benn gox bu nekkee ci commune Mbambilor xamuñu ñoom jamono ji luy ndox di saf diir bañ fa dëkk ak léegi mënuñoo fexe ba am fa benn robinet te moo ne day lu nekk def nañu ko kilifa gu ñu xam dem nañu seeti ji la waaye dara ndem nag taal bu tëw a tàkk moom wet wu nekk la ñu koy xambee askan wi dañoo profité ci bëccëg bi nga xam ne nii moom la ñuy jagle moom la ñuy màggal te jagleel ko wàllu ndox daal di sàkku ci njiital réew Macky Sall mu wallu leen ndax sonn nañu ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Nazib Sagna. ñun li ñu yëkkati ñun village de Mbët mooy ñun dañoo sonn amuñu ndox te li ñu bëggoon lenn rek lañ bëggoon ku ñu jàppale si ndox maire baa ngi fii Ngagne Diop defu fi dara si Mbët. ñun bi ñu gëjee am ndox yàgg na bi Mbët sosoo ba léegi bi Mbët sosoo ba léegi amuñu ndox amuñu dara teen bi ñu doon teen bi ñu doon utee ndox teen bi ndox mi jeex na fu mu nekk nii suñu jigéen yi dañoo sonn suñu yaay yi suñu rakk yi dañoo sonn dañoo root ba futi li ñu bëggoon lenn la Macky Sall lañ bëggoon mu jàppale ñu. léegi ñun Macky Sall moom la ñuy wax di ko lancer appel bi mooy lan dañoo manqué ndox ñun jigéeni Mbët ndox soo ko amul doo mën a toppatoo sa doom soo ko amul doo mën a defar sa bopp soo ko amul doo mën a toppatoo sa jëkkër soo ko amul doo mën a set fi ne ñun dañoo salte mooy lancer appel Macky Sall ne ko ñun waa Mbët en face de Mbambilor 5 kilomètres dañoo ñàkk ndox 5 kilomètres mënuñ faa dem di rooti muy Mbambilor sareet boo jël fay ko 2000 ñun ni rootuñu nit xool ñu bu baax ñun mairie Mbambilor gisuñu ci suñu bopp waaw lu tax maire bu demee ba assemblée du xool Mbët. maire dafa war a tëdd njaaxaanaay warul toog fii di xaajale ñii wala ñii Mbët li ñu bëgg mooy lenn mu jàppale ñu si ndox li laay wa suur mu jàppale si ndox fu mu nekk nii waa Mbët sonn nañ te li ñu bëgg lenn kese la délégation spéciale lañ bëgg suur nañ Ngagne Diop suur nañ ko na dem ñun sonn nañ ak moom. li wokk askan wa dëkkee fële ca Mbët moo xuri seen naataango yi dëkkee fële ca Cap Skirring ci Ziguinchor Cap Skirring ak dayo gi mu am ci wàllu tourisme benn robinet amu fa bés bu yàlla sàkk daañu génne ci seen gafaka lu ci tollook ñaar jàpp ñeenti téeméeri dërëm ngir jëndee ko ay bidon ndox muy ndox moo xam ne ni donte la sax ñu ngi koy jëfandikoo waaye baaxul ci seen wàllu wér gi yaram dañuy dem ci Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé. cité balnéaire bu Cap Skirring nekk ci département du Sud mi ngi dund problème bu sérieux am ndox ci diwaan boobu jafe na lool ndox bu population yi di jëfandikoo mooy ndoxu teen yi te situation boobu population ñu ngi koy regretter. Je m'appelle Lamine Biaye situation bi ñu ngi koy dund bu métti par exemple déjà puits yi teen yi sorewuñu foos yi donc y a un danger qui est là ba tax na léegi am na jigéen yi nga xamante ni ñu am moyen dañuy jënd ay bouteilles 20 litres. yoo xamante ni dañ ciy def eau de javel di jéem a désinfecter. ñoo à tout moment on est exposé à tous les dangers. Je suis un opérateur économique je suis le responsable APR ici Cap Skirring. ñàkkum ndox mi dëkk bi lotiruñ ko
te ñu ngi ci teeni kër yi la ñuy naan te ci teenu kër yi si waxtu wu amee benn épidémie ci biir Cap Skirring gii saison bi day daal di fay saison touristique day daal di fay. ay xale yu góor ñooy dem di root si teen yi di dugal ndox bi si say bidon yu 20 litres di koy jaay bidon bi 100 francs si situation boobu population yi nee nañu musuñoo doyal si ndox pour ñu mën a sangu mën a fóot seen yére yi ak yeneen bëgg-bëgg yi jigéen bi moo yëkkati kaddu boobu. bu mbëggee ndox mi ngeen ñuy wax tamit wax dëgg yàlla li ñuy naan dañoo amul pexe man mii ngay waxal 2000 laay jënd ndox naa jënd 1000 francs suba par jour 1000 francs suba 1000 francs ngoon 20 litres bi 100 francs lañ ñu koy jaayee te ndox mi ñuy naan dañoo amul pexe. du dara ndox mu baax suñ doom yi ay méttitu biir la ñuy jàmbat ak lu nekk jënd nañ ay garab yi saan ba sonn léegi laa ci jógee boo demee sama place moom la bu waat bi ma jënd léegi. Cap Skirring mi ngi regretter li nga xam ne loolu la ñu duppee éternel engagement bu autorité étatique yi nga xam ne mosuñu ko respecté bu gën a récent mooy tey at ak genn wàlla kii di Mansour Faye doon ministre de l'hydraulique ñëw na fi Cap Skirring promettre population yi pour rek indi saafara si situation bu ñuy dund 18 mois depuis boobu situation bi daanaka mi ngi gën a rek di compliqué si population yi. juróom-benn weer yi at ak juróom-benn weer yi passé le ministre de l'hydraulique ñëwoon na fi bi ñu fi ñëwee ñun ñëpp amoon nañu courage ne ndox dana ñëw Cap Skirring depuis lors on attend boobu ba tey ñi ngi xaar Cap Skirring fii mu ne nii actuellement suñu amul ndox campagne bi du jaar yoon parce que population bi yëpp mer nañu. bu ñu indil ndox ci Cap Skirring ñëpp pare nañu pour sanctionner pouvoir bu fi nekk. maire commune Diembéring Tombong Gueye nee na moom ànd na ak complainte population yi te mi ngi woo état pour mu def justement li nga xam ne loolu mooy résolution problème bi benn priorité. Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amadou Khalil Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm wax ci wàllu njàng mi FEDER doon benn ci mbootaay syndicat yi fi ne te ëmb jàngalekat yi ña ngay yëkkat seen kàddu di ñaawlu taxawaayu Serigne Mbaye Thiam njàng mi. nee nañu lépp loo xam ne ni alal la nekkoon ci biir ministère boobu lay jël na ko daal di koy saxee yëkkati nañ nag seen i kàddu daal di ñaawlu taxawaayu nguur gi ñu ne jamono ji dañoo lànk ni duñu jëfe accord muy dépôt yi doxoon ci seen diggante yëkkati nañ nag seen i kàddu daal di artu bépp syndicat bu taxaw ne dangay deltu ginnaaw ci xeex bi nga xam ne sumb nañu ko ab ndaje lañ doon seq ak taskatu xibaar yi xooxaan dong lañ fa yebaloon. ñii di waa FEDER di ab kuréel bu ëmb ay jàngalekat ñoo daan amal ci alxames bi tombeek 20 fan ak ñaar ci weeru mars ab ndajeeg taskatu xibaar yi ngir ñaawlu bu baax tekk tekkaaralu gouvernement bu Sénégal ci jafe-jafe ñu nemmeeku ci wàllum njàng mi. depuis 9 novembre ba léegi ñoo ngi xeex di xeex nag ci àq ak yelleefu jàngalekat yi muy suñuy àq yoo xam ne dañ ñu koo xañ lii lu ci ëpp di luñ déggoo woon ak nguuru président Macky Sall. boobaak léegi nag lu ci bëri defuñu ko ñu ngi tendeefal yore seen làmmiñ di ratatati te jàngalekat yi dañ ne ren grève bi ñu sóobu duñ ci génn mukk ci waxi kese wala ay yëfu tappale wala loo xam ni amul njariñ kon nag képp ku bëgg a tappale syndicat yi tappale pour jéem a lever moteur bi ñu ngi leen di wax ñun waa FEDER ni teg nañ leen bët jàngalekat teg nañ leen bët te mënuñoo jaaxal kenn mënuñoo naxante. Dame Mbodj mi njiitum boobule kuréel nag yëkkati na ay kàddum itam ngir ñaawlu bu baax doxalinu Serigne Mbaye Thiam mi ministre de l'éducation nationale. li ñuy xeex mooy Serigne Mbaye Thiam yàq na ministère éducation moom njàng mi nërmeelu na ndax Serigne Mbaye Thiam a ngi nekk ci ministère di def lu ko neex di jaay doole bi nag ak randal alalu réew mi jaarale ko ca njàng mi. ñun mënuñoo taxaw di ko seetaan jaay doole bi nag bi ci ëpp mooy Mamadou Ndiaye ak Ndeye Absaba di ay jàngalekat yoo xam lycée Kennedy gii lañ nekk nekkuñ dul ay syndicaliste di def seen liggéey correctement mais mu jaay leen doole ñeenti at a ngi nii ak genn wàll fayeekuñ seen salaire. ay intendant yu muy nommé ci école Sénégal yi yoo xam ni parti socialiste lañ bokk te Sénégal nag république la c'est pas parce que yow parti socialiste nga bokk léegi da ngay seet intendant yi pour teg leen fa pour ñu la fay nekkal de la politiqueal loolu affaire tappale la. te duñ ko nangu day jël ay marché yoo xam ne gré à gré la maanaam yaa ma neex pour jox la marché bu ko neex te jaarul fi mu war a jaar parce que commande publique dafa am yoon waaye mais loolu ñu waruñu ko seetaan léegi nag loolu lañ wax ni ñun lii musiba la ci réew mi lycée boobu moom nërmeelu na déjà alors que def nañ ca lu jege milliard waaw bërki dem boo jaay ba yëf yi nag mun tam ñun kii kon moo ko protégé. yi lay jàngalekat nag fas nañoo yéene wàcc ci màkkaanu ministère de l'éducation ngir amal foofee toogaanu ñaxtu bés yi di ñëw rax ci dolli ni nag ni fas nañoo yóbbu mbir mi ci OFNAC ngir wonu askanu Sénégal ni kii di Serigne Mbaye Thiam teggul doxalinam benn yoon ci yoon.
SYTJUST di syndicat gi ëmb liggéeykat yi yëngatu ci wàllu yoon ñu ngay wéy di banque seen yoxo ba tey ñetti fan gannaaw ba ñu ko tàmbaleeg léegi ñii di askan wi ay jafe-jafe yu tar moom la ñuy jànkonteel ngir am kayit teg ci lépp loo xam ne ni audience la woon waroon am ci tribunal dañ kaa mujjee dàq ba jëmmi jamono Fatou Bintou Diouf Seyda Mariama Ndiaye doxantu ju woon nañ ci tribunalu Ndakaaru ñu teew leen ci reportage. SYTJUST di kuréel bi ëmb liggéeykatu justice yi ñoom nag dañu nar a banque seeni loxo lu ko dalee nag mercredi bi muy audience wala sax am fa ay kayit lu ci mel ni casier judiciaire du yomb fi ak ñetti fan ñu bëri nag teewoon ca tribunal de Dakar di ko ñaawlu bu baax. bon garab bi moom ñun rafetlu wuñu ko parce que da ngay ñëw bëgg ay kayit doo ko mën a am soit ñu ngi war a àtte fii ñu ni kii dañoo grève xam nga loolu rafetul renvoyé fii en pagaille ñëpp seen i mbokk ñëwoon nañu teew mais vraiment li ma gis fii daal ñaaw na torop rafetlu wu ma ko daal. dagg say yiite ñëw assister seen i collègues yoo xamante ne nii dañ leen détenir xam nga ñëw tamit ñu renvoyé waat ko tey ñu yaakaar ne bon décision finale dinañ ko am tey am résultat. ñu ñëw ñu ne gars yi doon grève. pare wu ñu wax li soxal jàng bekk njàngale mi santé bi wax ci noppi bi la yoon nag justice bay woote wàllu sénégalais yi di sàkku ci nguur gi def ci ay saafara ndax saa su nekk ñoom ñoo ci loru. état bi tey ji ñoom comme ni nga ko waxee maanaam ñoom waruñu woon sax yegg si fii ak ñoom waroon na ñoo fexe wax dëgg ndax yàlla bu fekkente ne déposé woon nañ préavis de grève ñu waxtaan ak ñoom ba lii ñu bañ fee yegg si parce que tey jii nii bu lii amee kenn du ci mucc. ñi nga xamante ne ñoom ñooy citoyen la citoyen lambda moom moo ciy gën a sonn donc que mu nekk enseignant wala feneen ñoom ñëpp ñoom ñoo war a vraiment di xool ne maanaam intérêt général lañ war a xool maanaam ñu xool ne sénégalais yëpp ñoom ñoo concerné wu. yaakaar naa ne fii Sénégal amul lu mu fi mën la régler ci waxtaan quoi nan xoolaat indiwaat xel yi xam ne tamit ne ñoom li leen arrangé mën na déranger ñenn ñi. li leen arrangé mën na lor ñenn ñi. dëkk bi moo doxul dëkk bi doxul moo tax lu ne nga di ko fi gis. SYTJUST juróomi ponk lay sàkku ci nguur gi ngir nag mu amal ay réforme yoo xam ne liggéeykat ya nekk ci yoon dañu am ak taxawaay bu wóor waaye nag kuréel bi narul deltu gannaaw fekk état bi saafarawul seeni mbébét loolee nag jurti tonge ca askan ba ñu dajal. jërëjëf soxna Fatou Bintou Diouf ñu ngi lay sant di lay gërëm ci tànge ak njàqare tab bi ci Sénégal gannaaw ba nga xam ne nii mëntuñoo toog benn wala ñaari fan yoo xam ne dégguñu naan ca gox sangam jàpp nañ fa ab tuut tànk léeg-léeg nag ñu rey ko anam bu ñaaw lool ñu bari nag yëkkati seen i kàddu daal di joxoñ ab baaraamu tuma politicien ne luy njig njaaga ñooma xaalis ak nguur moo leen di yóbbee ñuy def ñaawteef yu ni mel Jëmb Mbay Mami Kanti reportage. mel na ni xam-xam bu ñuul dafa commencé bëri fii ci Sénégal ndax ñu bëri ci askan wi jàpp nañ ne xale yi ñuy sàcc ak di leen faat nekk na ay jëf yoo xam ne sacrifice la yoo xam ne ay doomu aadama ñoo koy def ngir am lii di pouvoir ak alal Serigne Abdou Fatah di ab fajkat moom weddiwul benn yoon lu ni mel. du ma ko weddi ndax tey am na pouvoir yoo xamante ne si nii tey. nit ki su ko bëggee dinañ ko def loolu lu ne pour mu mën koo am. li ëpp ci nit ki lim ko tax mu di ko def ñaari mbir yi moo tax mooy bëgg alal wala bëgg pouvoir. xam-xam dafa bari ay branche ñi koy gën a def boroom xam-xam bu ñuul. suñu sukkandikoo say kàddoom xale yi ñuy faat mën na nekk ni ay marabu ñoo nekk ci ginnaaw lu ni mel ndaw yi nag ñoom nañu ci gën a taamu jamono gi di loo xam ne nii tiital na askan wi yépp. kii man de loolu damaa yéemu man de dama foog ni ñooñu di amuñu ay doom jigéen nga ëmb 9 mois doo nelaw lépp ngay xalaat surtout jour bu ngay dem accouchement nga xalaat dund ak deede wax dëgg yàlla ma ku ko yàkkamti ba sa doom tudd nga nar ko tuddee moom doo xalaat def lu ñaaw ci doomi jàmbur wax dëgg yàlla daf ko jar. dara jaru ko ngir yàlla na ñu ñuy bàyyi nu ñu nekkee loolu rek laay ñaan ku nekk na aar doomam. or jamono ay milliards warul mën a jar loolu noonu parce que loolu tôt ou tard da nga koy bàyyi fii nii da ngay dee bàyyi ko fii nii doo ko yóbbaale.
pour man marabu mooy ki nga xam ne dafa jàng dafa tarbiwu xam ne lu nekk ci alxuraan ragal na yàlla kooku dafa war a jàngale dafa war a gis sax nit di def lu bon mu tere la. xam-xam boo si jëfeewul lu baax mën na andi ay yàqu-yàqu yu jéggi dayoo askan wi nag joxoñ nañu baaraamu tuuma borom xam-xam yi nga xam ne ni dañuy yëngu si lii di magie noire maanaam xam-xam bu ñuul kukku ndax jàpp nañ ni ñoom ñooy santaane lu ni mel di loo xam ne ni moo lëmbee Sénégal fi mu toll nii yóbbu fitu ñëpp kenn xamul lu waral lu ni mel njàngat bu nekk ngay dégg. jaajëf soxna Jëm Mbay ñu ngi lay sant di la gërëm parti démocratique Sénégal ñu ngay yoox victoire seeni kàddu la ñuy yëkkati ñuy rafetlu dogal bi nga xam waa cour d'appel bu Paris jël nañ ko daal di gàntal càkkutéefu nguur gi ñu doon sàkk kon ñu teg loxo lépp loo xam moom la Karim Wade la fa fay ca Paris la France mu soxal kon traque des biens mal acquis ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon amal kilifteefu parti démocratique Sénégal ña ngay artu njiitu réew Macky Sall xamal ko ni ko coppite yi nga xam ne bëgg na ko indi ci ndeyu àtte réew mi coppite yooyu du jàll ndaje moomee Abdou Khoudoss Diallo Mami Sila Seck lañ fa yebaloon. parrainage wala bàyyile bi ñu bëgg dugal ci élection 2019 yi ñu dëgmal tax na ba parti démocratique bu Sénégal daa di taxaw ne duñu musa nangu ñuy soppi constitution bi rawatina code électoral bi. processus électoral bi Macky Sall mi ngi utiliser d'autres moyens mu di la réforme de la constitution pour dugal ay mbir comme ni mu ko defoon ci réforme bee passé yoo xam ne bii nekkul en phase avec les intérêts du peuple nekkul en phase avec la marche de la démocratie maanaam pour préparer wu pour def benn hold-up à l'élection présidentielle de 2019 loolu mënuñu ko nangu. yemuñu fa waa PDS daa di ŋaññi doxalinu président Macky Sall. Sénégalais yëpp ñu engagé wu derrière ce combat parce que c'est un combat pour la survie suñu réew ak suñu économie jaay nañ ko ay étrangers fi mu nekk réew mi nit ñi sonn nañu xale yi jàngeetuñu Sénégal ñetti palais de la République mi ngi fi mu ne def ciy dolli beneen loolu nag xamuñu ay affaire u xërëm moo ngi ci dugal wala leneen pour nu mu gagné élection yi waaye daal jaaxal na Sénégal yi surtout bu ñu xoolee coût bi nga xam ne bii nee nañu palais bi bu ko naree construire dana def presque téeméeri milliards de francs CFA. libéraux yi ne victoire bi nga xamante ne moom la sax seeni candidat Karim Wade am ci juridiction internationale yi dafay firndeel ni. après tribunal de Paris après la cour de la CEDEAO après Nations Unies que tey organisation yoo nga xam ne ay organisation yu crédible la ñoom ñëpp seetal nañu Karim Wade ci li nga xam ne bii gouvernement bi daf ko organisé woon ak benn maanaam juridiction boo xam ni juridiction spéciale la juridiction politique la muy créé pour bañ ba nga xam ne bi Karim Wade dana mën ñu jàkkaarloo ak Macky Sall pour jëlee ko ci nguur gi ñëw liggéeyal Sénégal liggéeyal askan wi. mu ngoog loolu di ab ay kàddu yoo xam ni kon ñu ngi ko nangoo ci opposition bi ji decaare ko kon ci Pikine di doon ci ngoonu tey ji la sële ba yoon waa IED di mbootaay googee nga xam moom moo dajale parti politique yi féete ci kujje gi ab meeting moom lañ fa fas yéene amal ëllëg ci aljuma ji ñu amal ab toogandaay ñaxtu ca buntu ministère de l'intérieur la ñuy sàkku nag bokk na ci Aly Ngouille Ndiaye abal leen ci bopp ministère boobee teg ci tamit coppite yi nga xam ne nii njiital réew Macky Sall bëgg na koy indi ci ndey at réew mi coppite yooyu mu gas ba mu xóot suul ko ndax duñ ko bàyyi mu jàll lu jëm kon ci xibaar bi incha allah bi daañu ci dellu siwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéene kaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dalle nag jàmm ci géew politique bi ñii di kilifa diine yi ak seen péete ci wàllu politique rawatina ci wàccaayu élection présidentielle yi ñu jëm Walf Quotidien lu jara gëstu la yéen a kaab li ñu xamal ne kii di Serigne Modou Kara Mbacké tànn na candidat ba noppi ne njiitu réew mi Macky Sall la fas yéene àndal ci wote yi ñu jëm yéen a kaab ne bu dee Serigne Moustapha Sy ànd ak Khalifa la gën a jege Serigne Mansour Sy Djamil féete kujje politique bi Walf Quotidien bu dee Touba ak Tivaouane ak Kaolack waxaguñu fa ñuy féete ci élection présidentielle yi ñu jëm yéen a kaab di la Tribune daal di ko feelu ne waa PDS seen ñaxtu féeteegul boor ne dañ ko weel tey ci alxamis gi ab meeting la ñu nar a amal ca Pikine ne buñ ca noppee ëllëg ci ajuma ji ne dañu amal tendefalu ñaxtu ca buntu ministère de l'intérieur ma ñu ne na fa Aly Ngouille Ndiaye jógee gannaaw kàddu yamu yëkkati yàggut jëmale ko ci élection yi Walf Quotidien waa PDS woo nañu ñëpp ngir ñu jóg ñaxtu rawatina ñaawlu ni nguur gi bëgg a sax-saxee constitution bi maanaam charte réew mi waa PDS ne pare wuñ ko te du fi amee ci biir yéene kaa bi di Les Échos libéraux yi gis ne njiitu réew mi Macky Sall bugut a feegook lim bu takku ci ay candidat ci wote ñu jëm
tax mu bëgg fee taxawal lii di parrainage ngir mun a gàntal candidat yu bëri maître Abdoulaye Wade ak ñamu àndal ne daañu jàmmarloog nguurug Macky Sall ngir gàntal parrainage gi ni mel yéen a bi di Sud Quotidien des ci géew politique bi di ñu xamleeg bulletin unique mi nguur gi bëggut a dégg ay kàddoom ci biir yéen a bi Doudou Dia di expert électoral maanaam mi xam-xamam màcc jëm ci wàllu élection Doudou Dia gis ne bu ñu bëggee am élection bu jaar yoon élection bu mucc ay ba la cay tukkee ñëpp mun ko nangu faw ñu nangoo taxawal lii di bulletin unique direct info daal di taxaw ca Mbour addu ci tolluwaayu coalition Benno Bokk Yaakaar gafane ak kuréel ya ko seq maanaam mouvement de soutien ya ko seq njiital mouvement am dem di Cheikh Issa Sall ma ngay fàttali ne Benno Bokk Yaakaar dooleem demeewu ni ci élection ñu weesu ca Mbour ndax ci 90 000 électeurs ca commune bu Mbour Benno Bokk Yaakaar 14 000 voix la am Cheikh Issa Sall njiital am dem ne bari na lool ci yooyu le mouvement rawatina ci Benno Bokk Yaakaar ñu jàppee seen bopp ay leader te doonuñu ko ndax jëfewuñ ko ca département bu Mbour yéen a bi di enquête ne njiitu réew mi Macky Sall donnu na ni Abdoulaye Wade doon doxalee am ñu muy jël ca PDS di leen indi ci APR ngir waajal élection présidentielle yi ñu jëm yéen a bi jox kàddu kii di Maurice Soudieck Dione di docteur en sciences politiques gis na ni jiitu réew mi Macky Sall di jëflanteeg yooyu les transhumants intérêt dong la jiital maanaam na muy def ba dooleem yokku doon lu yitteel njiitu réew mi Macky Sall la yitteel yéen a bi di l'évidence mooy li xew ci diggante Ousmane Tanor Dieng njiitu réew mi Macky Sall ak Khalifa Sall yéen a bi ñu fàttali ne bu ñu fàttali ko ci taarixu politique ci diggante ñoom ñetti ñi le yéen a bi ñu xamal ne du benn du ñaar njiitu réew mi Macky Sall jotoon na fi dalal Khalifa Sall jot nañoo diisoo jot nañoo waxtaan l'évidence ne la mujjee xajamal seen diggante mooy Khalifa Sall nangutoon a jébalu comme ni ko Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse defee ci wetu njiitu réew mi Macky Sall yéen a bi ñu xamal ne ci yooyu la jamono Khalifa Sall bu nangu woon jébalu ci wetu njiitu réew mi Macky Sall kon négg ni tey du dugg kaso la cloche ne génn na kaso yàggut moom Karim Wade mayewoo ca Doha xamal askanu Sénégal ne dina doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm waaye jeexi jaaxa tàmbale naa am ci candidature am googule am ñu jàpp ne yoon bàyyeegu ko ba tey waa PDS gëmuñu lu ni mel xamle ne seen candidat seen mbër Karim Wade lay doon ci élection tànneefu njiitu réew ndax fépp fu nguurug Macky Sall kalaame Karim Wade yoon seetal na ko fa yéen a bi di l'observateur feelu ko xëy dem ca Doha di ñu gëstul ay bataaxalu Karim Wade maanaam lettre yamu bind ngir yëggee askanu Sénégal yéeneem ci réew mi ak candidat gamu ne dina ko doon ci élection ñu jëm l'observateur gis ne yooyu la lettre Karim Wade ba tey amul njeexital Baba Wane di ki ñu tuumal ne moo làqu ci yooyu la lettre Karim Wade Baba Wane jot naa weddi li ni mel ne laale wu ca gannaaw ba ñu ne laale na ci ay kopparu Muammar Kadhafi ci campagne électorale am ba woon ca France moom njiitu réewum France ga woon di Nicolas Sarkozy yéen cabinet yoon jot na ko déglu ci ab diir waaye ba tey amagul afiya moom Nicolas Sarkozy mi yéen bi wax ne njiitu réewum Libi ba woon di Muammar Kadhafi mooy ki financé woon campagne Nicolas Sarkozy Dakar Times ne jombul njiitu réewum Sénégal ba woon Abdoulaye Wade mun naa jàkkaarloo këru attekaay bu France jëm ci dossier gi ni mel doomu Kadhafi jot na addu ci biir yéen bi di Libération Abdoulaye Wade jot na lu tolloog 20 millions ci xaalisu euro gamu jox doom ja Karim Wade yéen bi di Zoom info ne réew mi bu doonoon cin fépp lay baxee jàngalekat yaa ngi ñaxtu paj maa ngi ñaxtu syndicat yaa ngi ñaxtu yéen cabinet ba ci aéroport international Blaise Diagne ba ne ca Diass lu toll ci 200 liggéeykat ña ngi fay ñaxtu ba ci liggéeykat yi yëngu ci wàllub yoon ña ngay ñaxtu Zoom info ne bu dee ca Pikine jaaykat ya kenn demul ñu des ña ngay fàttali nguur gi diggéem ya woon las ne lu tere nelaw askan wi bokk na ci fitnaal gañuy fitnaal gune yi ña ca des ñu leen di faat yéen cabinet bokk na ci wotob 4x4 bu ñuul bi xañ jàmm askan wi waa société civile addu ci biir yéenekaay bi daal di sàkku ci nguur gi ngir mu jëflanteek yooyu la defkatu ñaawteef yéenekaay bi di 24 heures xëy du ñu gëstul suuf sa ne ca jam ñaajo bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi boot ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllub suuf jàpp ne tabax yooye ca jam ñaajo mun nañoo bañ a gudd fan ndax suuf sa fa ne day fuddu ci biir yéenekaay bi di Vox Populi professeur Ibrahima Khalil Cissé bokk ci kuréel gi gëstu melokaanu suuf si jàpp ne xanaa nguur gi defutoon gëstu ya ca war laata muy taamu jam ñaajo di ko def pôle urbain ndax lii di suuf sa fa ne saay su ko neexee mun naa fuddu yéenekaay bi di suñu làmb xëy wutali Fass di ñu dégtal jaar-jaaru Gris Bordeaux yéen cabinet moom Tigre de Fass ci juróom-ñetti fan ci weeru ut ci atum 2010 la ko doon moo wutu Tafa Gueye ca Fass daan na fi Bombardier bi ñuy coow ci atum 2007 gi ñu weesu yéen cabinet moom Gris Bordeaux combat ak Balla Gaye 2 daana ko war wala ñàkk ndombal tànk Tigre de Fass ndombal tànk jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Gueye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba bon mbokk yi yéen ak jàmm